salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen nemmeeku di xool bu baax a baax si lu ngeen nekk xanaa ak di jégalu si gëj a déggante bi bu baax a baax sama gars yi akama baax nag moo dellu si waat di defaat benn taxaw seetlu boo xamante ni mu ngi koy defaat ci biir dëkk bi ak actualité bi selon ni nga xamante ni mu ngi koy demee ñu ngi leen di fàttali tamit Covid bi ba léegi mu ngi si dëkk bi donte mu ngi wàññeeku bu baax a baax mais des na fi as tuut gars yi bàyyi xel rek ba bu ñu demee tamit ci màggal gi gars yi jël tamit mesure barrières yi jéem a def seen kéemtulaay kattan ba nga xamante ni affaire yi dinañu xool nan lañ koy xeexee comme ni ko waa Touba xeexee ba nga xamante ni affaire bi génn na ci biir Touba bi bu baax ba kenn déggatu fa benn cas loolu sant yàlla la ñiy dem di màggale nag ñu dem ba fexe def Touba bañ fa dugalaat ay cas ñoom parce que waa Touba ñoom ñi dëkkee dëkk bi fexe nañ ba cas yi fa nekkoon yëpp génnee nañ leen fa léegi nag ñiy màggale nag ñoom tamit nañ jël seen ay matuwaay ba buñ fa yóbbu tamit benn cas boo xamante ne tamit dinañ ko bàyyi foofu ci dëkk ba sama gars yi akama baax moo dellu si waat di def benn taxaw seetlu si actuellement ni actualité yi selon ni nga xamante ni demee na ko tey nag akama baax actualité yi dafay tënk ci ñaari point am benn boo xamante ne dina si ubbi benn bref rek mooy boros ko tuuti muy affaire Mansour Faye akama baax tey day waxtaan si justice su Sénégal ak ni nga xamante ne ñu ngi koy xeexee ak seen ministre de tutelle ak coow li ni nga xamante ni bëree na ko ak affaire Souleymane Teliko beneen bi nga xamante ne nag maa ngi koy kii damay gis samay copains guinéens yu bëri ak yenn guinéens yu bëri di ma ci interpeller pour ma sànni ci ay kaddu donte sax ñu ngi doon wàcc bu baax a baax ci élection yi nga xamante ni moom mooy am biir Guinée mu nekk loo xamante ni Afrique la ñun ñu am benn wàll bu rëy boo xamante ni am nañ ko ci rawatina nag ñun sénégalais yi parce que pourquoi ñun sénégalais ñu am ci benn wàll bu rëy mooy ñun voisins guinéens yi nga xamante ni suñuy dëkkandoo lañ ak ni ñuy sekkee jàmm ak salaam bu mat sëkk ñoom guinéens yi dañoo nekk benn communauté boo xamante ni si biir Sénégal bu xaw a takku lañ macha allah mais tamit ñu ngi dëkk ak ñun nekk si jàmm ak salaam ñuy ñaan yàlla jàmm ak salaam bi gën a yokku yàlla gën ñu boole gën ñu jubóole ànd bi tamit gën a sax parce que ànd bi nekk na ànd boo xamante ni ànd bu rafet la mais xam naa loolu la ñuy tëjee mais sénégalais yi damay gis tey Mansour Faye bi nga xamante ne ministres yi bi nga xamante ne militaires yi ñu ngi ko topp ci fond force Covid yi di ko laaj ay këyit Mansour Faye nanguwul joxe benn këyit gars yu teg Mansour Faye pression bu metti Mansour Faye bañ a joxe benn këyit ba mu nekk ko Mansour Faye xëy def benn point de presse am génn ak équipe am bu ko neex moom Mansour Faye yor ay këyitam nee na moom dafay indi ay leeral ci liñ ko dénkoon. sama gars yi boo leen fàttalikoo Mansour Faye bi nga xamante ne indi na ay leeral ci 60 et quelques milliards yi ñu tegoon ci loxoom pour xeex force Covid bi Mansour Faye nee na moom dafa financé ba dese sax bénéfice xaalis bi des na sax benn weccit mais bi muy wax loolu yëpp mu ngi yor ay këyit ma gis Mansour Faye moomu ak ay këyitam di indi ay leeral bi nga xamante ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy restaurer force Covid bi war a def audit bu transparent di ko laaj këyit yi Mansour Faye dafa bañ di leen wër-wërloo nanguwul joxe benn këyit te moom moo doon indi ay leeral pourquoi Mansour Faye mi ne moom dafa def lu leer naññ Mansour Faye mi ne moom dafa def lu jub xoj pourquoi jël woon këyit yooyu mu doon leeral ci point de presse am jébbal leen ko kon xam ngeen ni loolu Mansour Faye defu ko kon moo leen di wan ni loolu yaa quelque chose luus a ngi si. beneen affaire bi nga xamante ne amaan na ci Mansour Faye gars yi dugalal ko ay plainte OFNAC mais Mansour Faye si ñàkk crédibilité am Mansour Faye si ñàkk personnalité am mu taxaw devant tout le monde ne man wuy juuma OFNAC moom Mansour Faye te nee na moom géré na affaire yi ba affaire bi leer am transparent ba mu génn ba def point de presse am ne léegi man wuy juuma OFNAC mais comme amul personnalité amul crédibilité Mansour Faye amul benn ministère bu mu jaar rek te coow li jolliwu fa Mansour Faye léegi nag sama gars yi ñu dem ba benn moment Mansour Faye moment bi ko gars yi toppee ak coowal OFNAC moom mu ñëw wëlbatiku bëgg a détourner débat bi di ñu indil ay coowal kii ñaanoon na ma audience kii ñaan na ma audience bu leen mësa nangu Mansour Faye dugal leen ci piège bii muy woo sénégalais yi di ko enchaîner di def tuuru rajo yi di enchaîner naan ay audience bi nii la woon ak 2014 la woon ak Sonko moo ma ko ñaan ak def na lee bëgg a jël gars yi tourner leen ci Ousmane Sonko nii la mel wala nee la mel pour sénégalais ñun Ousmane Sonko ni mu mel ak ay jikkoom concerné wuñu ñun xam nga la moo ñu concerné suñu milliards yi nga xamante ni yow jox nañ la ko yow Mansour Faye nga wax ñu suñu xaalis boobu noonu fan la dugg yow Mansour Faye ñun loolu lañ la laaj ba pare sama gars yi gis nga boo leen dégloo Mansour Faye
ba mu dugal leen si benn tournée boo xamante ni mooy kii moo ma ka ñaan kii moo ma ñaan audience ak kii moo doon demandé pour ma defar ko benn médiation entre moom ak Macky Sall ba ngeen dugg si pièce boobu ndax ngeen seen bopp. pour ngeen xam Mansour Faye nilaar bi mu nilaar ak nul bi Mansour Faye nul ak ñàkk crédibilité bi nekk ci Mansour Faye xool leen ci point de presse su Mansour Faye nee na moom Ousmane Sonko bi mu koy ñaan audience 2014 la woon 2014 taxaw leen ci date bi Mansour Faye joxe léegi 2014 ban Ousmane Sonko moo doon ñaan Mansour Faye audience ban Ousmane Sonko la woon 2014 ban Ousmane Sonko 2014 ak Ousmane Sonko 2019 2020 est-ce que ñaari Ousmane Sonko yooyu benn la sama gars yi xam ngeen ne ñaari Ousmane Sonko yooyu am na très grande différence kon bu leen mës a nangu Mansour Faye di leen nax di leen dugal ci coowal audience yooyu noonu nañ taxaw ci Mansour Faye mu génnee suñu xaalis leeral ko ba mu leer nañ na dem wuy ji plainte yi ko gars yi dugalal nag wax ci plainte yooyu moo gën muy bëgg a tourner débat bi comme moom dafa am lu ko jot xaw ma la moo nekk ci biir bopp bi mu yaakaar ni li ko dal moo dal ñëpp Mansour Faye yaa ngi nax sa bopp. beneen côté bi nga xam ne sama gars yi ñu ngi koy laal mooy ci côté justice su Sénégal ak Souleymane Teliko sama gars yi gis nga justice su Sénégal déglu naa seen point de presse ñoom ñu ne xeex bi ñu ngi siy woo sénégalais yi pour sénégalais yi ñëw jàppale leen si bu leen benn sénégalais jàppale donte nag am na ay société civile ñu dem jàppale sénégalais yi boo xoolee ñoom IMS ñoom boo xoolee xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex lan moo indi xeex bi mooy juge Teliko sortie bi nga xamante ne def na ko ci affaire Khalifa Sall loolu moo indi xeex bi affaire Khalifa Sall boobu nee na dafa am injustice mais boo xoolee injustice boobu biñ koy def Khalifa Sall pourquoi ñoom bañuñu ko woon ñoom ñii di wax nii tey magistrat yi di wax ñoom ñoo jàpp Khalifa Sall tëj ko ci kaso bi ñoom ñoo ko jàpp xam ne am na injustice ba pare ñoom ñu burle injustice yi ba pare tëj ko ci kaso bi te affaire bi am na injustice lu tax ñoom dénoncé wuñ ko woon avant ne kenn du ko tëj ci kaso bi parce que fi ñu ko jaarale c'est pas normal gis nga heure boo leen xoolee magistrat yi seen xeex toujours ñun baadoole yi population bi si ñun lay daanuwaat ñun ñoo siy souffrir gis nga boo xoolee ñoom magistrat yi entre ak seen juge seen juge de tutelle seen ministre de tutelle gis nga li nga xamante ne def nañ ko si propos yi nga xamante ne teg nañ ko si taabalam di ko waxtaanee dafa am ñaari affaire yoo xamante ne affaire yu am solo la yu ñu laal affaire yu am solo yu ñu laal mooy certificat de nationalité actuellement nii mu ngi nekkoon si 300 francs ñoom propos yi nga xamante ne def nañ ko ñoom nee nañ ko jëlee si 300 francs yóbbu ko si 2000 francs mu nekk 700 francs yoo xamante ni yokk nañ ko si léegi 700 francs yooyu kan moo koy fay ñun sénégalais ñun ñoo koy fay léegi nga dégg ñu ne la waat casier judiciaire ñu ngi koy fay si 300 francs ñu ne léegi nañ ko jëlee si 300 francs yóbbu ko si 500 francs kan moo koy fay ñun sénégalais yi boo xoolee ñoom justice bii nii di def seen point de presse yi ba pare dañu woo si xeex bi si li nga xamante ne teg nañ ko si seen table ministre mooy nañ leen yokkal ay affaires yoo xamante ne ñoom seen ay avantage la seen ay intérêt la léegi loolu ñu leen yokkal fan lañ koy jëlee mooy si suñu poste ñun baadoole yi muy certificat de nationalité nañ ko jëlee si 300 yóbbu ko 2000 ñun ñoo koy fay ñu jël casier judiciaire yóbbu jëlee ko si 300 yóbbu ko si 500 ñun ñoo koy fay kon nga xam ni ñoom li ñu bëgg bu ko seen ministre bi defee si ñun lay metti wat bu leen kenn jàppale képp ku leen jàppale yow xamal ne yaa ngi jàppale sa musiba piège yooyu nag dañ ko dugal ci biir bañ ca taxaw leeral ko population bi. beneen affaire bi nga xamante ne tamit mooy wan ne ni ñoom seen xeex bi si ñun lay metti boo xoolee juge Kane ak Yaya Amadou Dia seen coow loolu ñoom ñu am lan moo ko indi lan moo gën a indi coow li ñoom nee nañ benn détenu bu ñu tëj ñu ne détenu boobu dañ ko war a tëj ci 1 an ñu tëj ko perpète à vie xoolal loolu ku ñu war a tëj koo xamante ne ñoom nee nañ yoon dafa ne dañ ko penam 1 an la loolu la yoon wax juge bi ñëw tëj ko perpète ba pare ñibbi këram nekk ci jàmm bàyyi waa ji mu def fa ay ati at ba beneen juge moo xool digganteem ak yàlla ñëw génnee ko te ñaata nit yu mel noonu sama gars yi ngeen xalaat ni waruñu des ci biir kaso bi yu demee noonu kon ngay gis ni ñoom seen jubóo ci ñun lay metti bu leen kenn jàppale nañ leen seetaan ak politiciens yi di leen mbugal ñoom magistrats yi parce que bis bu politiciens yi di utiliser
di bëgg a jàpp benn opposant ñoom justice bi lay utiliser ñoom justice bi ñooy jàpp opposant boobu violer ay loi am tëj ko ci kaso bi. La preuve mooy Khalifa Sall ñoom ñu ngi génn di casser seen ay droit chaque jour bu benn activité génnee di xeexal dëkkam ñoom juge yi nii le politiciens yi di utiliser waat ñoom ñooy jàppaat activité yooyu di xeexal seen réew di xeexal seen droit jàpp leen tëj leen ci kaso bi. ñooñu fan lañ jóge ci population bi pour leen kenn jàppale nañ leen seetaan ak politiciens yi di leen mbugal 24 heures sur 24 ñoom yi neen la. beneen affaire bi nga xamante ne tamit maa ngi koy woo ci sama mbokk guinéen yi di leen lancer benn message gis naa ni Sénégal guinéen yi sama mbokk yi macha allah bari nañ fi. benn côté kase laa leen di woo yéen guinéen yi nekk Sénégal muy bu leen mës a bàyyee xeex bi ak guinéen yi nekk biir Guinée Conakry. gis nga ay nit yu mel ni Alpha Condé nga xamante ni kenn xamul sax ndax doomu aadama la exactement parce que Alpha Condé boo xoolee fi mu jaar parcours Alpha Condé ni ko population Guinée bi xeexalee ni ko Afrique bi xeexalee si bundu xatal yi ñu doon bundu xatal Alpha Condé jàppale ko ba Alpha Condé ñëw au pouvoir amul dara lu Alpha Condé di def lu dul di jaxase guinéen yi seen biir en tant que un chef de l'État. Alpha Condé balaa ngeen di xam ne Alpha Condé du nit ku baax rek dafa jël actuellement ne en tant que un chef de l'État mu jël Guinée dafa indi problème mu ethnie si élection yii ñu am nii dafa indi problème mu ethnie ñoom seen biir entre pël yi ak yeneen ethnie yi. un chef de l'État dina def noonu di taal sa réew ak problème mu ethnie ni mu mënee taal réew. ngeen xool Alpha Condé bi mu nekkee Guinée ba tey entre 2018 ba 2020 ci affaire violence bavure policier rey nañ 50 quelques guinéens yoo xamante ne dee nañ ci bavure policier ci ay marche nii rek yoo xamante ne guinéens yi ñoom ñoo koy def di xeex seen ay droit Alpha Condé di leen mbugal 24 heures sur 24. Alpha Condé wëlbatiku xool dëkk yi nga xamante ni moo gën a bëri ay guinéens yu mel ni comme Sénégal mu préféré tëj frontières yi. lu tax Alpha Condé tëj frontières yi mooy dafa tëj frontières yi pour guinéens yi nekk fii Sénégal te nga xamante ni pour ñu voter il fallait ñu déplacer wu dem ba Guinée ñoom ñu bañ a mën a déplacer wu moo tax mu tëj leen Sénégal actuellement dafa mel ni da leen tëj ci benn prison pour ñu bañ a voter. mais gis nga yéen guinéens yi maa ngi leen di woo ci benn affaire Alpha Condé sàcc élection yi dugal élection yi ci poosam def lu ko neex bu mu leen déranger. yéen dem leen rek ngeen voté contre Alpha Condé bis boo leen voté contre Alpha Condé fexe ni yéen boo leen ko voté vote largement Alpha Condé du mën a sàcc élection yi même bu ko sàccee sax dina fekk yéen li ngeen waroon def ngeen ko seen jaan wàcc na. parce que jubadi Alpha Condé weesuwul élection ñëw nga dem deuxième tour yi nga yóbbu ko 2 mois après kenn mësul gis décalage bu mel noonu. décalage entre premier tour ak deuxième tour nga yóbbu ko 2 mois après pour sàcc élection yi ba falu te loolu moo la fal si un vieillard de 81 ans. yéen guinéens yi xam leen ne Alpha Condé bu ñu gënee jege élection yi yéen guinéens yi nekk Sénégal Alpha Condé dafay tëj internet bi brouillé ko ba nga xamante ni seen message entre yéen ak seen frères parents sœurs yi nekk Guinée dootul jàllati. moo tax yéen guinéens yi actuellement nii ngeen war a booloo sensibiliser seen frères et sœurs yi nekk biir Guinée ñoom ñu voté contre Alpha Condé bu ñu mës a voteel Alpha Condé bu ñu mës a jàppale Alpha Condé il fallait ngeen menacer seen sœurs yi ak seen mères yi pour ñu bañ a voteel parti au pouvoir bi nekk Guinée. parce que boo xoolee gis nga jigéen ñi ñoom ñooy gën a dem voté ji en matière d'élection. il fallait na ngeen chantage leen comme ni leen Alpha Condé di chantager menacer leen ñoom ñu voté forcément contre Alpha Condé bu ñu mës a voteel Alpha Condé te seen message yooyu noonu yéen guinéens yi nekk Sénégal si moment bii ngeen mën a def message de sensibilisation yooyu noonu teel ko envoyé mu dem Guinée seen frères yi jot ci bis boo leen xaaree ba élection yi gën a jege si Alpha Condé dina brouiller internet bi connexion bi dootul jàll dootul leen mënati am benn influence entre yéen ak seen frères et sœurs yi nekk Guinée. te yéen guinéens yi nekk Sénégal booloo leen yéen ñëpp ngeen jogandoo en masse yéen ñëpp den voté contre Alpha Condé parce que yéen seen vote am na lu bëri lu mu mën a indi si élection yi am Guinée. parce que tey lu tolloog 2 millions guinéens yu nekk biir Sénégal ñoom ñëpp bu ñu booloo suude wu dem voté ji massivement
am na benn influence bu bare boo xamante ne mën na ko indi si élection yi nekk Guinée kon bu leen mës a bàyyi Alpha Condé ak urne yi un vieux de 81 ans ak fi mu jaar yëpp di mbugal guinéen yi di toroxal guinéen yi di rey guinéen yi Alpha Condé Afrique bi ñëpp ko tane ay ñoom Bokassa sax ñoo gën ñoo tane Alpha Condé kon sama gars yi akama baax moo fi dellu si waatoon si samedi bi doon defaat benn taxaw seetlu boo xamante ne mu ngi ko doon def akama baax nag sama gars yi mu ngi leen di wax ngeen dem si Facebook bi partager bagage yi mu gën a yaatu affaire yi tamit mu ngi si YouTube bi bu ñu tàppee akama baax rek dina jàll mais foofu tamit si YouTube bi gis naa ni dafa am benn réglage bu ndaw boo xamante ni moo ci des ba nga xamante ni bagage yi nu mu war a duggee exactement ci biir YouTube bi yeggseegu fa parce que gis naa ni ci biir YouTube bi abonné yi rek ñoo ko fay mën a seetaan à part ñi nga xam ne dañ leen passe lien bi mais actuellement ni ñu ngi ci réglage yooyu di xool nan lañ koy déboucher mu féete boor mais ci Facebook bi gis naa ngeen ko ci suivre bu baax a baax mais loo leen ko gën a mën a partager ci Facebook bi rek mu gën a yaatu affaire yi dina gën a baax bu ko defee gars yi lijjanti embouteillage bi nga xamante ni moo am ci YouTube bi bu ko defee bagage yi gën a laaw kon sama baax akama baax mu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëggee bu baax a baax